Ndoye Bane dimbali ñu astafurlah asalaamaaleykum bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum mbokku téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi dunu seetaan ñu ngi lay nuyu di la balu àq ndax toog ak Ndoye Bane rek daa métti mën na laa wax looloo xamul waaye daal lu yàlla xam doy na noo ngi leen di sopp di leen ziyaara macha allah di leen ñaanal kendal ak jàmm di ko ñaanal sunu président directeur général mboolem directeur ci biir kër gi ak itam tout le personnel bu ko defee itam ba tey dinañ wéyal waxtaan bi wéyal nuyoo bi dem seeti ñi nga xam ne ñooy kilifa diine yi ak kilifa aada yi boole ci cofeel gu dul jeex ne àdduna lépp cofeel la lépp cofeel la koy defar macha allah nu ngi leen di nuyu di leen ziyaara di leen tatagal di ñaan ngeen yàgg fi lool te mu ànd ak wér macha allah ñu bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñooy xalifa généraux yi kontaan nañu loolu ci ñoom macha allah yal na yàlla gën a kontaan ci ñoom yàlla nañ fi yàgg te mu ànd ak wér ak barke ne bu ngeen fi nekkul woon wax dëgg yàlla dana xaw a doy waar yal na seen taxawaay yàgg ci biir société bi macha allah. ñu ngeen nuyu ñi nga xam ne ba tey jamono bii ñu toogee fii di def émission wareef yàlla dafa dogal ñoom ñu nekk ci hôpitaux yi cliniques yi dispensaires yi moo xam malade la moo xam ku gunge malade la ne àdduna gi ñu ne ku feebarul ku ne yaa ngi fajaate yal na yàlla dikk gaaw yëkkati ñëpp te bañ a tëral kenn incha allah ñu daal di bàyyi xel bu baax ñi nga xam ne itam caabi daf leen a féete gannaaw nu ngi leen di massalu coono toogaay yooyu di leen fàttali ne yàlla mooy dogal lu mu nam war na lu mu àggale daa jot waaye yal na gaaw rek àggale ci ñoom ñu war a génn fa ñu ne bu ko defee itam lépp loo xam ne rek laal nañ ko yal na ci sunu borom def barke ñu ngi fàttaliku ñu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci loolu la ñuy fàttaliku sunu ay wayjuru bopp di fàttaliku sunu ay wasila di fàttaliku sunu ay soppe suñu soppe bu mag ba ak ay soppe macha allah maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla dolli leen leer yóbbu leen ci aljana yi gën a kawe ñoom dem nañu waaye ñoom ñëpp a ngi fi macha allah ne saa su ne rek Ndoye Bane ñu wéy ak la nga xam ne loolu lañ ñu bàyyil ñu ngi nuyu waa Pire Sañoxoor tey Eva Tra dafa leen di beral nuyoo ñu ngi nuyu xalifa général bi bu baax a baax a baax di ko jox wàccu waayam nuyu ñoom Baye Baddo nuyu waa Njaareem ba fàttewuñu waa Touba waa Saloum waa Tiwaawoon waa Ndiassane ñëpp la ñoo nuyu daal di dikk nag Ndakaaru ca biir Cambérène di nuyu xalifa gi bu baax a baax a baax nee naa rek ñun taalibe yu xaw a doy waar lañu waaye daal nanu ñaanal bu baax a baax a baax Ndoye Bane koy dolli ci nuyoo bi. waaw di nuyu suñu mbokku jàngu bi sa xarit yooyu. parce que Basile fa la bokk. moom kay bu nu waxee kilifa diine kilifa aada monseigneur Benjamin Ndiaye notre ami de toujours ñu ngi koy jox wàccuwaayam di nuyu église bi yëpp dama ciy profiter introduire Basile ndax bu ma waxee loolu wax dëgg yàlla Sénégal xam ngeen ne dañ ko bokk ak sunu mbokku chrétiens yi macha allah ñu kontaan ci ñoom ñu kontaan ci ñun kon ànd boobu yàlla na sax te wéy macha allah Basile ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Eva et merci beaucoup ci introduction boobu parce que li nga wax dafa am solo. su diggante musulman ak chrétien donc tey bu nekkee dama ñëw fii li may defee introduction bi mel noonu damay sant alhamdulilah di nuyu en même temps ban mi nga xam ni moom ñu ma ko bañal dara parce que moom dañoo yàgg donc tey su ma invité damay am cofeel ngir ñëw waxtaan ak moom te damay dégg ci waxtaanu monseigneur Benjamin Ndiaye muy wax ne fu cofeel ne yàllaa ngi fa wallaahi fu cofeel ne yàllaa ngi fa donte am na ñu jiitu wax bu yàlla wax toogee fenn rek di waxtaan si waxum yàlla xam nga ni mu ngi seen biir donc loolu yëpp day wane Dieu est amour Dieu est partout donc c'est très bien que ñu tàmbalee par waxum yàlla parce que des fois ñu tamit suñuy doxalin dañuy fàtte sax que yàlla dafa am si àdduna te loolu dafa am lu am solo la dañ si bàyyi xel souvent waaw très bien si bàyyi xel bu baax a baax macha allah kontaan nañu keroog li dañ la fi jëw ne da ngay am ay millions man bëgg xam rek parce que bu ñu waxee millions rek Eva tëb ma ne di nga ma expliquer naka ngay def daal ba dégg naa ay nombre vues ñooy joxe koppar waa Ndoye Bane loolu am na ay vues rek ñu fay la ci koppar moom dina ci ñëw parce que loolu mooy liggéeyam
très bien Ban maa ngi lay nuyu. jaajëf Eva ñu ngi fan yii de dañ la mel ni dañ la taayee macha allah. rek Basile la mooy dugg ci ay dëkk yoo xam ne vraiment jaajëf. yow da nga mel ni ku teggi natt de wala affaire la nañ émission rek bu ma yàqal. di jaar kilifa diine kilifa aada yi ci réew mi yëpp. di ca jiital sunu sëriñ ba Cheikh Bassirou Abdoul Khadr. di ko ñaan mu yàgg fa lool te wér. amiin di jaar waa Pire Sadio xool gi ngay fooxal di leen nuyu noonu ba soo leen nuyoo jamono ji da nga ciy boole seen gàmm gi la set la. incha allah la set la publicité bi nag mënut a ñàkk moom kuy xalam di ca gaayo ñëpp ñëw ca gàmmu ga la 7 décembre sëñ baa ngi leen di woo. ku ci ñëwul sëñ bi mere na la. di jaar waa Pire Sadio xool comme sunu xalif ba sëñ Mansour Cissé. sëñ Maodo Cissé ak Badou Dieng. kon ni ñu ko waxee moom parent Djibi Diagne ak Serigne Boub. monsieur le maire di jaar Basile comme ni ñu ko waxee rek. sunu rakk la joo xam ne depuis 2005 2006. lañ xamante ci Océan FM. moom ak sama rakk boobu Aziz Ban ñoom ñaar ay seex lañu. ñoo duggandoo ci presse bi. ñu dem ba bokk dem nekk Seneweb. boo jamono yooyu internet bi netoon na. bokkut ak léegi nga xam ne internet bi netul. jamono jooju ñun leen nekkoon ci internet bi di liggéey man ak moom mii foofa ci Seneweb. def nañ fa presque plus de 10 ans. yu bari yi ma doon def ay émissions yu may def ci rajo yi mooy sama thème de la semaine ak yooyu daanaka moom mi moo ko doon monté encore di ko publier di ko dugal ci net bi maa ngi la ci expliquer léegi benn donc soo ko wooyee. bu doy waar sax boo xam ne xaw nga yàq sama introduction. moom nag yàgg na ci wàllum réseaux sociaux yi. ak internet yi ba dem ba am ci defe naa entreprise boppam. moo yoroon communication Tata Déguène Chimère ci internet bi moom mii. macha allah moom doomu Déguène la moom. ndeysaan ku jege woon Tata Déguène la ñu bari xamuñu ko moom da ko jege woon torop. danaan waree fa pare moo ko mon fils Basile. ma xam ne ma ngi koy liggéey lool. dëgg la très bien moo yoroon defe naa Facebook am. moo yoroon WhatsApp am yu bari daal moom moo ko defalal. très bien bu ñu ma waxee pour ma ñëw sax sama xel si moom la njëkk a dem. parce que Wareef ma rek moom dañoo yàgg. depuis Océan FM. waaw nekkoon sama yaay. donc des fois su may ñëw fii sax sama xol bi day xaw a tooy tuuti. wallaay parce que lu ma amoon ak Déguène foog naa ni ñu bëri xamuñ ko lu ay ñoom nooy baan mais kooku ëppoon na sax yaay nekkuloon ay affaire de télévision rek moo tax. mais dafa am lu bëri lu ñu doon def man ak moom ak lu bëri lu mu ma dénk tamit. balaa moo dem. donc sama xel. waaw tey jii daal vraiment maa ngi koy fàttaliku bu baax a baax di ko ñaanal tamit. parce que ñaanal rek laa doon def. di ko ñaanal vraiment yàlla xarale ko àjjana ak fu mu nekk mu gën fii. amiin yaa rabbi ndeysaan sama xel dafay dem ci meeru Mbàkke ne kooku tam ku jege woon Déguène la jamono bi nga xamee ne dañuy def yóbbu xale yi opéré leen ak loolu. daf ca daan téye bu baax loolu moom leer na waaw kañ da ca daan téye bu baax xale yi nga xam ne dañu teel a tukki. ñu leen di yóbbu di leen opéré. boobu waa ji nekkagul maire sax. mangoog ñu ngi koy nuyu bu baax a baax sunu xarit boobu. di leen wax ne yéen a ngi suivre seen émission Wareef thème bi ñu yëkkati woon du ñàkk am na ñoo xam ne commencé nañ ko ca commencement ba waaye am na koo xam ne itam. mi ngi soog a tey ji jàkkaarloog ak ñun ngir seetaan émission bi ñuy waxtaanee réseaux sociaux yi lu baax la am lu bon la ànd ak lu mën ci am dañuy njëkk a wax ne lu baax la parce que lu baax ka tax a jóg dañu ne nañu yëkkati réseaux sociaux yi ngir waxtaan gën a yomb link yi gën a jàll groupe yi gën a mën di déggoo ci wàllu liggéey mu nekk loo xam ne partage lay doon mu nekk loo xam ne yokkute lay doon et àdduna itam changé ba nga xam ne xaaratuñu rek facteur bi dikk di joxe ay mbir léegi fa nga toog ngay mën a toog cliquer wax la ngay wax àdduna bi yëpp jot ko kon nag loo xam ne àdduna bi yëpp dañ koy jot yaakaar nañ ne daal boo cay bind dara war nga caa bind loo xam ne lu nit sopp la lu yàlla bëgg la waaye jamono dafa jaxasoo te kenn mënta gérer lépp moo tax it waxtaan bi daal bu ñu ko waxtaanee ba ca kanam dinañu gën a indi ay leeral Basile réseaux sociaux média social bi ñu koy yëkkati pour defar la woon tey dama bëgg jaay sama nangam nigal mën naa ca def nangam ak nangam pour ma jaay ko dama am réunion mënuma jël avion dem nigal ma dugg ci nangam def nangam ak nangam mais yëf yi changé na. waaw yëf yi dafa changé parce que boo seetloo lu may wax souvent ci réseaux sociaux yi mooy dañoo ñëw dugg suñu àdduna maanaam suñu communication ñun ñi suñu vie changé ko lépp mais atum 1960 80 ba ay 2000 yooyu kenn xamul woon ay réseaux sociaux. donc information bi dafa doon jàll normalement nit yi di ko jàllale si rajo yeeg télé yeeg yooyu seen mais 2004 ba 2006 dem ci kaw ci la ñuy commencé wax réseau social mais nit ñi souvent nag lu ma siy naqaru souvent bu ñu déggee réseaux sociaux rek dañuy foog ne internet ba foofu la yem
parce que réseau social nekkul leen lu ay plateformes yi nga xam ne ñoom ñoo juddu muy ay Facebook yeeg Twitter yeeg Instagram yeeg ak TikTok bi mu ñuy génn te muy lëmb réew mi. boobu tamit je pense que ce serait important ñu teg ci suñu baaraam pour waxtaan ci. bu ñu duggisee nag ci suñuy communication dañoo yàq lu bari waaye man dama mës a wax ni li nga xam ne dafa ñëw bees. boo ko jàngulee. suy ñëw bees boo ko jàngulee noo def di nga am problème. et dama remarque aussi au niveau du Sénégal lu ñu koy jëfandikoo dafa xaw a doy waar. parce que boo xoolee boo si jëlee 100 personnes. 80 yëpp xamuñu lu ñu koy jëfandikoo. mooy maanaam dañuy yeewu ubbi seen soit page Facebook Twitter wala Instagram wala leen lu mu doon. di ci wax lu ci ne. loolu nag bu la neexee lu baax la pour nga joxe information mais information bi génn ak yow li ngay bind lu ñu wax souvent que balaa ngaa cliquer wala balaa ngaa wax il faut nga tourner souris bi 7 fois comme ni ñuy waxee nga tourner langue 7 fois nga soog a publier. parce que loolu boo ko defulee jafe-jafe yi ñu si gis dafa ëpp dafa bari. mais leneen li mooy li ñu si gis aussi mooy day yàq bi moo ëpp que lu muy defar. mais man dama gëm ni sénégalais bu ko jàppee liggéey ko comme ni ñu ko war a liggéeyee. dina si jëfandikoo parce que ñun ñi toog fii di wax ak yéen. réseaux sociaux yi moo tax te ñu am lu ñu am du leneen. parce que dañoo xam yoon mi xam naka lañ koy jëfandikoo ak nu ñuy dimbalee doomu aadama su amee ay problème wax ji nag mooy Afrique Sénégal nu ñuy jëfandikoo réseaux sociaux ak États-Unis ak Allemagne ak yeneen réew nu ñu koy jëfandikoo du benn parce que ku nekk da nga am sa aada da nga am sa culture ak da nga am sa façon d'informer te boo xoolee Afrique dafa bëri ay information yu dem si wàllum mœurs yu dem si wàllum communication grandiose mais mœurs yi mooy gën a bëri si réseaux sociaux yi boo xoolee mœurs yi mooy lan mooy fait divers yi mooy jafe-jafe yi ngay gis si wàllum couple jigéen ñi affaire yooyu mais léegi am nañu sax benn maturité boo xam ne sénégalais ñu ngi koy commencé am si réseaux sociaux yi ñu ngi commencé quand même xam que lépp baaxu fa mais am na lu fa baax aussi. te man bu mu fa toogoon vraiment damay entraîner yi nga xam ne ñoo gën a baax yu baaxul yi nag ñu toog tey ji waxtaanee ko am ay cas yoo xam ne bu ñu ko soulever tey. ñu mun si indi ay solutions. waaye mën a dimbale nit ñi pour ñu xam naka la ñuy jëfandikoo réseaux sociaux yi parce que réseaux sociaux yi fu ne. foo tourné ñu ngi koy wax ci Sénégal yàq na fii defar na fii et cetera. mais dañuy fàttali que réseaux sociaux yi tamit tax na ba ay réew développé wu. nit ñi mën a comprendrante nit ñi mën a waxtaanante defar nañu ay société defar na ay relation defar na leneen ak leneen donc loolu lu bari la mais nit ñi souvent dañuy fàtte aspect boobu noonu jël réseaux sociaux yi def ko comme genre ay armes pour ennemi pour mën a yàqal nit ki wala leneen mais lu ñu sa xamul mooy nu mu mën a yàqee noonu la mën a defalee ay alal macha allah boo xamee fu ñuy jaar pour qui veut waaw pour qui veut parce que man dama leen jàppee comme loxo la rek loxo daa am lu weex ak am lu ñuul léegi nag c'est à toi de faire un choix c'est un choix comme genre un choix de vie la rek bu nekkee da nga yaakaar ni que yow boo nekkee ci réseaux sociaux yi sa liggéey mooy pour saaga yàq def leneen xawran demal mais loo ci guube nag na nga ko gàtt parce que am na loo xam ne tamit réew mi muy Sénégal defar nañ ko ba pare muy les lois sur la sûreté de l'information lépp loo xam ne def nga ko te jaaroo ci yoon mën na la porter plainte te bu ñu la porter plainte bu ñu la tëjee prison yow la mais nag boo jàppee nii que réseaux sociaux yi dañ ko def ngir nga mun si communiquer dimbale ak réussir si xawran comme ni ñu koy waxee mën ngaa dem nga liggéey ko du mu waree mais man sama sago nag moo nekkoon ñu gën a jël côté positif bi. positif bi mooy ñu wax lu bari si wàllum sensibilisation. sensibilisation ba léegi dafa des. bu ñu defee sensibilisation ba pare ma jàpp ni dañoo war a jaar si lu ñuy wax si formation mooy sénégalais bu dëkk Tambacounda wala mu dëkk foo xam ne pour nga am connexion dafa compliqué ñooñu du ñu xam lan mooy difficulté ak problématique réseaux sociaux yi pour ñoom benn matériel la boo xam ne dañ koy téye di ci wax te nit dañuy fàttali que WhatsApp si réseaux sociaux yi la bokk. parce que WhatsApp loolu laa jàpp waaw si parce que WhatsApp Facebook moo ko moom. Facebook moom WhatsApp moom Instagram. donc yooyu yëpp boo xoolee mais nit réew mu nekk ak nu ñu koy utiliser parce que tey boo demee Chine ay Japon yooyu yëpp dañoo ay WhatsApp amu fa ñeneen ay Facebook amu fa dañ ko dindi carrément. jël seen propre te ñooñu nga développé ñooñu amuñu Facebook amuñu WhatsApp ñoom dañoo wax lu leer na leen suñu réew lii lañ fiy dawal. ils ont yenn application yoo xam ni c'est à leur niveau loolu foofu lañ koy def mais ñun ñi nga xam ne nag ñun ñuy utiliser WhatsApp
wala Facebook wala leneen. lu ñu neex lañ koy utiliser mais tey dañoo nekk ci benn niveau débat boo xam ni man souvent. su ñuy wax réseaux sociaux yi sax du ma ci bëgg a wax parce que ñëpp a ciy wax te ñëpp a ci nekk expert mais dafa am ay débat yoo xam ni boo fa toogee aussi da ngay yëkkati débat ba yëkkati débat bi mooy dafa am yeneen problématique yoo xam ni nit ñi di toog duñ ko tàmm di wax mooy lu ñuy wax vol de données personnelles données personnelles mooy lan mooy tey jii Ndoye Bane am WhatsApp am Facebook am def fay information am yëpp subaa kenn sàcc sa téléphone wala sàcc leen jël dañ say données yooyu dem jaayi ko. chose punie maintenant parce que. chose punie. mun na nekk ku ko defati dañuy rek sa ndigg nag. mais loolu. Sénégalais yi yow nu ñu koy waxee ak ñoom nu ñu koy comprendre du benn. man su may waxee waaw damay dem fu gën a sori. ay ca. du ma yem sax ci WhatsApp rek ak Facebook mais yeneen réseaux sociaux yëpp boo jëlee ñooñu moom réseaux sociaux yi ñoom ñooy pétrole wu àdduna. tey waxatuñu comme ni ñu waxee pétrole yi ngeen di dégg Sénégal données personnelles yooyu noonu moom moo nekk léegi pétrole Sénégal. pourquoi parce que tey ñi nga xam ne ñoom ñuy géants yi mag ñi muy Facebook muy Google muy YouTube muy Dailymotion mu ñeneen ñëpp ñooñu suñuy données personnelles la ñuy dundee données personnelles maanaam tey jii damay joxe benn exemple bu ndaw. nga xam ne nit yi duñ ci bàyyi xel souvent. tey boo duggee sa benn site internet nga ne da ngay xool information. waaw ñu wan la benn information waaye ci biir information bi dafa am lu ñuy wax ay publicité. publicité boobu noonu boo xoolee tey nga ne Eva dafa soxla ay dàll yu mu bëgg a jënd wala saak. su demee dugg si benn site buy jaay ay saak. publicité boobu noonu boo seetloo da koy topp loolu la ñuy wax retargeting parce que ay machines ñoo nekk ci ginnaaw di xam yow. say vœu yow loo bëgg c'est comme jigéen bu ëmb en général bu nekkee ci web bi day xool ay lan mooy sama cycle menstruel ak affaire yooyu noonu. tey 1 mois bébé naka la exactement 2 mois. à travers traces yooyu ngay bàyyi mooy ay cookies parce que booy dugg dañ lay wax site bi boo fa duggee dañ lay wax pour nga accepter seen condition d'utilisation rek yow nag doo ko xam da ngay rek def cliquer aller mu dem. ndax yaa ngi yàkkamti dañ kumpa pour dem ci li ngay. exactement léegi yow exactement yow léegi boo demee jënd benn produit boobu noonu ñu mu neex la gis nga ko waaye jëndoo ko. waaw nga jógee ci site boobu di jaay nga dem ci beneen site pour xool information produit boobu nga demoon jëli. moom la lay fekk ci beneen site ba. donc yooyu ay technique marketing digital la yoo xam ni dañuy wax dafa am suñuy données la ñuy jël ak yow say bëgg-bëgg nit ki dañuy dem bay sentir algorithme day sentir yow li nga bëgg. ñu la koy offrir loolu la ngay gis. mu lay topp moo waral nga dugg tey fenn doon seet dàll. exactement jékki-jékki war na image yu sac à côté. exactement jékki-jékki war na image yu beneen livre wala dara. loolu la loo yàkkamtee gis ngay cliquer rek. di dem donc loolu rek mooy wane ni que ñun données yi ñuy bàyyi maanaam suñuy tuut ak suñuy bëgg-bëgg ak suñuy attitude yooyu yëpp day tax nit ñi mën a développer benn genre business bu mag. parce que tey jii au-delà même suñuy données suñuy contenu maanaam article yi ñuy bind yeeg yooyu yëpp ay éléments la pour mën a dundal Google parce que Google boo xoolee lu ñuy produire moo tax muy dund sinon bu ñu ko produire du dund mais loolu benn xeetu partie la boo xam ni nit ki su ko xamee war na si jëfandikoo bu bari donte am na ay danger mais dafay développer li ñuy wax entrepreneuriat xale jeunes yi nekk fii yëpp léegi ñu ngi commencer comprendre la mooy entrepreneuriat numérique di créer ay entreprises di def ay leneen pour mën a développer et à partir même de ces réseaux sociaux yi ñuy wax noonu mën nga am créer sa entreprise à partir des réseaux sociaux parce que mën nga gérer ay page Facebook ay Eva wala ay nit ñoo xam ne c'est des politiciens wala ay directeurs wala ay structures yu rëy yoo xam ne amuñu jot. pour mën a liggéey loolu donc ñi nga xam ne ñoo si spécialistes yi loolu mooy nekk seen liggéey te tey boo amee par exemple 4-5 clients yoo xam ne ñu ngi lay fay as tuut même bu nekkee 100 000 wala 50 000 boo si amee 5 boo si amee 5 am liggéey donc ay façon moo tax ma ne bu ñu wax dëkk bi amul xaalis aussi je suis d'accord mais liggéey nguur mënul joxe liggéey lépp nguur mënul joxe liggéey lu mën a def mooy accompagner ñi nga xam ne dañu am ay xalaat pour mën ko développer te réseaux sociaux yi nga xam ne ñu ngi koy lëmmee nañ ko nit yi gën a jël defaraat ko. ñu bañ ko def teesantekaay ci gàttal exactement mais nag nature sénégalais moom mooy nekk si net bi du leneen tout ce qu'on voit sur le web c'est l'attitude du sénégalais kenn mënu si dara lu ñuy waxtaanee si ay ruq
moom mooy nekk si net bi lu ñuy waxtaanee si néeg mooy nekk si net bi bu ñuy discuter entre man ak yow mooy nekk si néeg bi donc sutura rek affaire yooyu yëpp ñuy waxtaan dañ ko jël teg ko si web bi mais day indi ay jafe-jafe souvent am na fu mu dugg sànq bi muy wax protection données personnelles yi foofu laa bëggoon yéen ñi nga xam ne miin ngeen net bi bu baax ngeen taxaw ci parce que da doon neex Eva rek mu sàcc image yu Ndoye Bane bu doy waar bu compromettant jël ko wane ko mais léegi il faut ñu xamal xale yi ndaw yi ne loolu tam amatu fi lu ci waay def am loo fësal loo xam ne nit ki d'accordul ak yow daf lay topp ci yoon te bu la toppee ci yoon dama la ci wax lu tuuti rek wax ma ci dolli ma Sénégal tey am na ñu wax CDP commission de la protection des données personnelles CDP bu Awa Ndiaye di diriger ak ñoom Jéggi Diop ak ñoom exactement ñooñu seen liggéey mooy li nga wax nii mooy lépp lu jëm si wàllum données personnelles ñu def ko parce que lu am solo la moo tax nguur gi di si liggéey lu bari mais sénégalais yi amaguñu culture boobu noonu tey France sañoo jël bind benn article wala dara jël photo jaamu teg ko fa franchement mais le problème qu'on a c'est que tey jii su ma jëlee photo Eva def ko si net bi Eva su ma wooyee ma ne ko kii wu ma ko woon quoi maa ngi jégalu ne ko yow people nga mais aussi am na partie people boo xam ni aussi nit ñi war nañ ko nangu ñii di nekk parce que boo nekkee homme public wala femme publique nit ku nekk ñu xam am na yoo xam ni yow war nga ko mën a nangu parce que yow da ngay génn tu n'es pas comme un quelqu'un qui ne vit pas ku nekkul ci télé bi mais yow boo nekkee télé bi c'est normal parce que sa image chaque fois dañ koy gis. te loolu moo koy jaay tamit donc te Eva ku wax ci moom xam nga ne di nga am dara parce que moom day feeñ di def ay loo xam ni xam ne lu muy wax mais dafa am fu muy yem. fu muy yem mooy tey boo jëlee photo Eva boo xam ne moom moo ko dugal Facebook am publier ko. bon ñu bëri dañ naan amoo droit dem jëli sama photo sama Facebook yeeg ñoom seen et pourtant si loi yi nga xam ne moom la Facebook def am na lu mu ci wax lu leer donc soit am na ay protection yoo xam ne moo ko mën a def pour kenn du jël say photo mais boo xasee ba dugal ci biir dañuy jàpp ni que tu es dans le public parce que am nga possibilité boo duggee photo Ndoye Bane nga ne photo Ndoye Bane bi 5 personnes ñoo koy gis wala 8 personnes nga bloqué ñeneen ne loolu am na mais nit ñi rek duñ ko xam moo tax bu ñu publier automatiquement dañ ko def public ñëpp gis ko te loolu dafa bokk ci standard Facebook dama demoon bu may invité fekk maa ngi woon Kenya dama demoon waxtaan ak waa Facebook Afrique ci wàllum standard de communauté yi nga xam ni semaine passée dafa am problématique la si ñoom sax parce que tey dañuy am ay alertes yu bëri yoo xam ne dañ koy bëgg signaler ñu wax la dañ koy dindi waaw la déet te ñooñu ay nit donc ñoo koy def à part machine yi ñuy utiliser muy intelligence artificielle di liggéey yenn ni maanaam tey nit bu dugalee photo boo xam ne dafa compromettante mun nga ko signaler nit ñi gis ko automatiquement dindi ko mais pour ñu dindi ko dafa am ay réflexion yu ñuy def yooyu la ñu jàngal ñun ñi pour ñu mën a xam maanaam dinañ ca jëm daal exactement c'est bien donc ay affaire la loo xam ne yëpp war nañ ko jàngal xale yi xam ne ñu ngi fii pour ñu mën a kon internet bi du ma yem sax ci social media mais internet bi defar na waaye itam tey bu fekkee da ngay xool ci wàlli artisanat ni mu defaree noonu la yàqee ndax tey itam ci dama koy gis Ndoye Bane ci ñi nga xam ne ay créateur la ñu dem nañu ba il faut que xale yi moytu loolu ndax da ngay dem rek def copier coller yaa ngi am sa tissu nga ne xaaral ma dugg fenn du ma tudd tur dugg foofu jël benn photo rek teg ko rek ñaw ko yow nekkuloo di préparer sa bopp ci à la créativité à la création loolu lu doy waar loolu sàcc la di da ngay dugg ci net waaw comme ni muy wax sànq ne di nga mun protéger dégg naa la nga ni da ngay protéger sa page ba nit du mun a cueillir photo loolu am na solo parce que ñawkat yi sonn nañu da ngay dem kër kumba léegi jël dara ñaw ko te moomuloo ko ñoom mën la jàngal noo xam c'est grave ça mais nag wax ji mooy waxal savoir boo ko kasee ba teg ci biti. waaw c'est fini moomatoo xam nga tey. nit ki su créé benn affaire teg ko man su ma gisee photo ñu bëri la ñuy def mën nga gis benn style bu rafet. nga copier ko ñaw ko mais loolu da lay woon ni yow yaa loolu la ñuy wax kii intellectuel maanaam sa xalaat intellectuel bi nga def ci kaw. te nit mun jëfandikoo ko te du si am benn problème yooyu yëpp c'est des choses qu'on a déjà réglées aux États-Unis ak ay droits d'auteur yi ak affaire yu yëpp ça existe mais dafay am foo xam ni tant que amul genre benn problème bu am entre man ak Eva ba ñu yóbbu ko tribunal ba ñu xam ne Eva dañ ko sanctionné tant que amul genre événement yooyu noonu loolu du mës a dañ. benn question bu basique bu niroog sa tur sax ñëw fekk buntu nga ñëw tey taxaw buntu këru Nabou Amadou ne karaj yére dem ñaw ko am nga ci droit
normalement moom bon. déedéet su fekkee yére bi dañ ko protéger bu nekkee bon. bu nekkee à condition que moom mu jox la possibilité pour nga photo ko. bu nekkee photo bi da nga ko jël si net bi waaw on peut comprendre sax mais. boo ñëwee bu buntu kër jàmbur. taxaw photo ko te nit di la gis. loolu nit bu la neexee mën na la. mais ñoom ñi nga mën na la jàngal noo xam ne soo publier sa article bi kenn du ko mën a copier. je pense que loolu ci affaire YouTube bi. comme ni la kii Mandiaye doon la tooñ naan la am da ngeen am xaalis ñu bari léegi dañoo dem concentré wu ci YouTube bi pour am xaalis ci YouTube bi te xamuñu lan la gars yi nag léegi dañu c'est bien pour ñu liggéey ci am ci xaalis parce que am naa gis naa ay boy yoo xam ñi ngi def ay vidéo comédie di ci am seen weccet et tout mais léegi dañu gis ni tous les moyens sont bons pour am ci weccet xam nga baan xaalis bu la jiitalee rek lépp looy def après day nekk problème ci yow. waaye dellu si waatal waaye. xaalis bu la jiitalee rek lépp looy def day nekk problème ci yow. dëgg la xam nga lu tax parce que souvent doo xool est-ce que li ngay joxe information baax na wala baaxul donc xaalis bi dañ ngay topp moom rek ngay gis. du ma ne nag baaxul parce que boo seetee tey YouTube boobu ñuy wax di réseau social aussi. parce que YouTube Google moo ko moom. bokk na ci plateforme de vidéo yi nga xam moom la Sénégalais yi gën a jël. parce que man bu mu koy soog a door am na ay xale yu bëri yoo xam ne jàppale na leen ci pour ñu mun ci réussir te su ma leen gisee tey télé bi sax ñu nekk ay star day nekk fierté ci man. mais nag dafa am problème bu mag bu ci nekk parce que Sénégalais su déggee boo defee ay vidéo rek da ngay am xaalis. ñëpp dañuy foog ni. lu ñu def dañ ci am xaalis man damay toog sax nit yi woo ba ne ma Basine bu dugal naa benn vidéo YouTube mais def na 50 000 vues mais gisuma xaalis man leen occupé tubaab defawul dara pour nga ñëw def ko tey nga am xaalis tey. daf koy dab. ñun amuñu mais as tuut bu ñu am 10 ans de travail la maanaam 10 ans d'expérience la. c'est vrai pour ñu mun ko xam mais léegi ak prolifération site internet yeeg ak interview yeeg contenu bu ñuy def. ñëpp a nekk ci YouTube bi léegi. te dañuy def ay information c'est bien parce que dañuy créer contenu. mais nag problème bi mooy fu ñuy amee xaalis ba ak nu ñu koy defee ak nu ñuy génnee information ba. loolu moo nekk problème parce que tey mënoo créer chaîne YouTube tey am na ñoo xam ne duñ ci xam dara sax mais dañ ciy bëgg a am tuuti as weccet ne waaw su ma créer sama chaîne YouTube bi su ma dugalee benn vidéo ñaar wala ñett dina indi xaalis. tey. ñii di gagné xaalis sa YouTube mooy ñi nga xam ni dañuy def ay série ñooñu ñooy gagné xaalis. parce que série télévisée waaw ñuy gis ni ñooñu am xaalis parce que ñooñu c'est de grosses productions. te sénégalais yi bëri dañ koy seet te boo xoolee gis nga Nigéria nu mu réyee. waaw ak ñun lu ñu tuuti Nigéria ñu ngi si ay 170 millions d'habitants. ñun on est presque 15 millions. mais sénégalais ni ñuy xoolee YouTube sax moo ëpp doole que Nigériens nañuy xoolee vidéo si YouTube boo xoolee yenn séries yi ngay gis nombre de vues yi ngay gis affaire yooyu donc loolu dafa tax. léegi ñëpp bëgg a dugg lan liggéey moo amul. wala non du loolu lu xew. wala phénomène bu am lu am. non dañ kumpa xam nga ñan ñoo nekk si internet bi. dañ kumpa ñu sonal. xam nga ñoo nekk si internet bi. très bien loolu nag c'est des jeunes. c'est-à-dire tey loolu la ñu war a xam ñan ñoo nekk ci internet il faut que nit ñi di xam ñan ñoo nekk si internet bi. on est en 2019. xale bu judd en 2001. 19 voilà 18 ans. 18 ans mais ñooñu la nekk si web bi. dafa judduwaale ak internet gën na ñoo ndaw sax. exactement loolu 6 ans nga internet donc xale yi 6 ans yi ñoo gën a xam YouTube. te y a aussi benn tranche bu xam ne ay jigéen la entre 20 dem ba 35 jigéen yooyu tamit dañuy xool bu baax internet. 20 35. exactement ba dem na sax 45. mais 20 35 moom mooy yéen sax bokk ngeen ci parce que yéenay toog ñii mooy ñi nga xam ne ñu toog seen kër yi. léegi ñi ñooy ñan waxal profil bi. bu ñu eggee kër ga soog a ubbi seen kii ak di xool di staan affaire yooyu. et aujourd'hui boo gisee amplification série yooyu mooy dañuy représenter en fait la vie sénégalaise. lu ñuy dund rek lañu gars yi def ci kaw mais on n'a jamais. mësuñu toog xalaat ne un jour viendra où on fera de séries assez élevées. mais tey egg nañu foofu parce que tey on a des séries yoo xam ni dañuy def ay 1 million de vues en une semaine yooyu dañ leen di war a féliciter seen liggéey boobu noonu. te ñu gën leen si jàppale pour ñu gën a développer industrie bi parce que tey Nigéria boo gisee ñu développé wu lii di série bokk na ci. parce que Nollywood bi ngay dégg yeeg ak Hollywood yeeg ñun man am na sax ñu wax dañu war a def Hollywood rek wala Sénéwood yeeg affaire yooyu loolu yëpp pour wane nii que contenu day jaay parce que plus nga def contenu te bu ma demee Kenya dégg ni dafa am benn série bu ñuy wax maîtresse d'un homme marié de Calista.
ñu si waxtaan te man ma nekk Sénégal ma koy dégg ça m'a fait plaisir parce que man ok donc ba Kenya y a des gens qui parlent de cette série. parce que ñun dañoo gis seen bopp ci biir contenu bi moo leen intéressé. contenu bi la et surtout qualité bi aussi mu ngi ci donte mën nañu ko gën a yokk mais loolu day wane ni Sénégal war nañu mën a wane beneen yoon en utilisant les réseaux sociaux yi pour ñu gën ci jëfandikoo. donc loolu lu baax la. ma ñëwaat tuuti ci YouTube bi. lu am solo la parce que ndaw yi tey ñu ngi koy utiliser pour liggéey. day participer à l'entrepreneuriat. mais lu ñu ko defee fii nag dafa xaw a doy waar. te tey sax boo xoolee li ñuy wax ay YouTube fayatul xaalis. nit ñi ci ne xam nañu parce que YouTube du leen lu dul ay régie publicitaire la maanaam tey dama am sama produit. yow yaay YouTube kee mooy jaaykat ba. waaw kee day ñëw ci man nee ma dama bëgg nga xoolal ma ci YouTube bi vidéo yi nga xam moom la ñu gën a gis nga defal ma samay publicité. Ndoye Bane su amul xaalis pour fay ma naka laay fayee borom YouTube maanaam ñi di créer ay vidéo donc loolu day wàcc. te loolu ça dépend aussi duñ koy fay ça dépend ci réew mi nga xam ni naka la ñuy utiliser internet tey boo nemee États-Unis foofu bu ñu waxee YouTube day fay ma la waaw parce que seen taux lu ñuy wax bon ay termes techniques la mais lu ñuy wax mesure bu ñuy jël pour boo cliquer ci benn vidéo lu ñu la ciy fay lu muy toll mu ëpp États-Unis que fii Sénégal te nit ñi duñ ko xam donc tey jii kenn ku nekk youtubeur bu Sénégal ak kenn ku nekk youtubeur bu États-Unis mënuñu tolloo kenn lu muy gagné ji sax du ko laal. amu ko parce que régie publicitaire yi ñoo wàññeeku nit ñi joxatuñu xaalis yu bari wala souvent vues yi du bari mais nit dañuy foog ne tey boo amee ay 1 million de vues rek am nga xaalis bu takku. 1 million de vues nu ñu ko bindee c'est un cas c'est comment. je vois da nga seetaan gis un M. waaw cas bi lan la. M bi cas bi mooy 1000. mooy 1000 très bien un cas mooy 1000 wala 25 cas mooy 25 millions. très bien milliard nga def fa sànq yaa ngi naan milliard nga def fa boobu tam day am yaa ngi naan raar na de États-Unis très bien yaa ngi naan ñan ñoo koy utiliser léegi dëkk bi léegi mbër mu bëree ba amatoo combat ubbi chaîne YouTube nekk kii activiste animateur bu animé ba sonn amoo kër benn rajo jëlu la benn télé jëlu la nga nekk activiste rappeur bu rap ba sonn kenn dégluwu la gars yi fii dib dund gis li ñuy dégloog daara jeeg ak waaja kër ñoom xomaa ñoom Dabrens ak ñëpp Dabrens ak ka nekk Maris waa ji suñu waa ji rek rasta bi Baye Fall bi Carlou D ñoon la nit Sénégalais yi ñoon la ñuy déglu Carlou D est rappeur non Carlou D lépp la moom Baye Fall la rappeur la il est tout moom la nit ñi Carlou yow lan nga rappeur xëy na bu wootee na wax lan la c'est ça moom musique lay def voilà moom lépp lay def moom la ñoo ñuy déglu yow nag su fekkee da ngaa bëgg a mel ni ñooñu mënoo mel ni ñooñu nga nekk activiste ni xaaral ma dugg ci biir YouTube bi pour am ci dara léegi pour am ci dara da ngay fekk ay nit yu la deful dara nga leen di attaquer par exemple ou bien nga maanaam il faut nga wax ju rëy wala wax juy déplacé pour mën a am jublu nit ñi yow ki lay seetaan xamul ni xaalis ngay wut waaw mais ban tamit il faut mu taxaw foofu moo wax la waaw aujourd'hui on est dans une société où tout le monde est libre parce que liberté d'expression moom la tubaab bi gën a bëgg moom ñi ko defar dafa bëgg nit ki di wax ay xalaatam waaw léegi nag liberté d'expression dafa am fu mu yem tey jii ku def vidéo saaga la mais tu as la possibilité de nga wax YouTube que kii def ma saaga vidéo bi dañ ko mais def vidéo boo gis ci suuf am nga possibilité nga signaler vidéo boobu noonu dañu koy signaler comme c'est comme ni ngay signaler Facebook peut-être problème bi mooy des fois day xaw a yàgg pour nit ki réagir mais tey YouTube muy ay contenu yoo xam ni dafa am wàllum sexe yeeg affaire yooyu duñ ko jàllale parce que ñooñu dañoo régler problème boobu ba pare mais nag wax ji mooy xamaguñu technologie bi nga xam ni pas technologie mais technique bi nga xam ni sénégalais moom lañu utiliser ci YouTube bi maanaam tey YouTube xamul lu wolof su saaga wolof YouTube mu saaga amuñ ko leen war nañoo jël nag mu yaa mu traduire leen ko nga ni xam bambara mun nga ko ci dugal mu jàll mu traduire leen ko loolu la di def parce que saaga am na yoo xam ni saaga yoo xam ni wolof rek ko mën YouTube déggul loolu mais yaa demal YouTube jël la ngay traduire yooyu Facebook def na mu ngi liggéey pour mu dugal wolof très bien ci programme bu ñuy wax fact checking mooy information bi est-ce que baax na wala baaxul
ñan ñoo koy surveiller boo gisee information boo ko signalé naka lañ koy jëlee jàngat ko ba pare dindi ko ci Facebook ñu ngi ciy dugal wolof. xanaa jël saaga yi ci wolof yëpp enregistré ko. li may wax ma professeur Massamba. wolof sax léeg-léeg di nga ko bind yónnee ko Massamba mu ne ma bindoo dara. loolu mooy problème bi parce que tey même bu nekkee dafa am benn mot boo xam ne dafa graaw. waaw. wolof bi di ko bindee comme wolof bu normal Massamba. ma koy nuyu. ñun ñi jànguñu wolof ñu en France lañ koy def te am na moo yoo xam ne nga si def ay ñetti A wala ñaari A. kay nga def ay 5 A wala nga def su la neex mais on comprend. donc loolu mooy nekk problématique maanaam ma doon bind xibaar ma def KH I. te boobu fekk faussé naa ko xibaar la mais du mais yow xibaar nga bëgg a wax mais moom Facebook du mën a comprendre loolu donc c'est ay problématique la yoo xam ni ñoom ñu ngi ko siy jéem a defar ak intelligence artificielle parce que na instant boo xam ni li ñuy wax intelligence artificielle moo fi nekk mooy ay machine ñoom ñooy def liggéey yépp dëgg la loo def rek ñu ne la lii la wala ñu am na ñu bëri ñu mënoon wax sax temps yi que damay toog sama compte Facebook dañ koy tëj di ko ubbi damay am ay kii mën na leen loolu yépp ci sécurité Facebook la parce que nit ki lu mu defar rek am na ay failles. failles yooyu ñi ko defar ne lu loxo def. ay nit ñoo ko defar ay doomu ñoo ko defar donc mën nañu am ñeneen ñoo xam ne ñu ngi ci ginnaaw pour attaquer leen. yàlla moo ñuy signaler boppam aussi ne moom moo fi nekk moo dul juum. WhatsApp est-ce que am na sécurité. bon ñi ko defar nag am nañu sécurité. mais tout dépend maintenant de la manière dont la personne utilise WhatsApp. mais tey gis ngeen débat yi am Sénégal yëpp. am na lu ma mës a seetlu lu bëri yëpp si WhatsApp lay jógee ay groupe yi ñuy créé fii ki jël fii génne ko yóbbu ko fële truc comme ça donc ça veut dire que information bi foofu noonu amatul benn secret donc mais sénégalais WhatsApp lu ko am may doole mooy wax ji. très bien dañuy wax dañuy wax nit ñi dañuy wàññi xaw ma loolu nu mu munee am mais dama mës a toog par exemple may woo Ndoye Bane mu tàbbi gi sama loxo sœur muy déglu suñu appel waaw man ak Ndoye Bane ñoo nekk di wax WhatsApp moom muy déglu su mu jot ci appel bi ne yéen a ngi waxtaan nangam. loolu est-ce que du groupe bu ñu créé te yëguñu peut-être groupe la ñu créé wala dara. est-ce que yaa créé groupe. mën na nekk parce que man bon parce que normalement bay wax nit ki yéen ñaar mën na ko dal ko mel ni moom mën na ko dal. keneen mënu ko waaw mën na la dal yow. man mi toog waaw parce que tey jii portable léegi dafa bari ay raccourcis ak yooyu. am na loo xam ne mën nga koo laal doo ko xam fekk créé parce que. gis nga ki doon wax fii xale ki doon wax fii démb. jël ci téléphone am jox ko doom ji jël benn photo xamu benn vidéo ci portable am def ko statut xale bi xamul mu noonu nekk dañ mi ngi toj xale baa ngi toj dëkk bi te kenn yëgul xam nga yooyu mën na am parce que téléphone yi léegi dañu sensible souvent sax dañ koy gis parce que man ça m'est arrivé heureusement que mu nekkoon photo boo xam ne photo de famille la j'ai donné mon téléphone à mon fils parce que samay doom yëpp téléphone la ñu nekk moom dama toog jékki-jékki mu def story YouTube benn photo ba ma toog ak sama famille. ma jóg ma gis fa ay 11 000 et quelques vues ma ne waa men lii kañ la kenn moom ma ko yónnee sax. fekk xale ko dugal rek mu ne ko regarde sama doom moo war a laal fenn donc loolu mooy wane ni que aussi ñun les parents waruñu négliger yenn affaire yi par exemple doom bu bëgg dara rek nga jox ko parce que ñuy toog chaque fois doom bi su jooyee rek nga jël téléphone ba jox ko am teel demal nga fooy xamoo xale bi lu muy def ci biir téléphone boobu xamul ni que yow internet boo defee te wax ji sax mooy mën na la si génneel loo xam ne yow yaa ngi ko doon def nëbb ko xale bi génne ko te du ko tey parce que booy xool ay yenn sites yoo xam ne waroo ko xool nit mën na si dugg rek nii xamu si dara après booy bi papaam la àndal dem kër gelam téye téléphone bi rek xam nga booy rek dañuy photo du ñu yëg ñi ngi photo ndeke mi ngi photo papaam ak gelam rek photo am dimanche ba yàqu xam nga yooyu dafa grave xale bee ngi photo tànk yaag léeg-léeg mu photo loxo ndaw sax di tiire rek photo di def communication parce que tey réseaux sociaux yi fu ñu toll dafa doy waar maanaam la communication est devenue tellement facile. Le journaliste n'a plus le monopole de l'information képp ay joxe information donc ñun ñi am na loo xam ne yàlla tamit may nañu ko. waaw bu ma fàttali ko yow itam journaliste nga blogueur. exactement kon il faut yàlla may nañu xel boo xam ni. am na yeneen naxaatekat bu ñu la ko defee rek yow war nga mën a avant tout sa instinct. bu la yàlla may nga réfléchir si ba pare balaa ngaa def leneen parce que information bi day bëri mais Sénégalais lu mu dégg rek nii dëgg la. réseaux sociaux yi ñaata faux journaliste la defar. loolu kenn mënu ko compter. kenn mënu ko compter. caméra ak micro parce que tey léegi du ma sax wax journaliste parce que boo xoolee sax moo tax journaliste yi di xaw a am tuuti recul ci réseaux sociaux yi parce que journaliste ba moom bu ñëwee ci réseaux sociaux ba boo fa gisee information da ko war a jël woote.
laajte vérifier ba pare ba lépp normal mu jël ko bind su nekkee nag amul mu bokk fa bokkul ak nit koo xam ne day ñëw jikki-jikki jël information bi rek dugal fa leneen lii moo xew fekk na yow loolu amul donc loolu moo tax ma ne tey jii nit ki tamit am na lu la yàlla may boo nekkul journaliste boo nekkul leneen loo gis ci net bi ñu bind ko da nga war a xalaat parce que tey lu ngeen xamul mooy fausse information lu ñuy wax fake news moo ëpp xaalis que mooy gën a génne xaalis que les bonnes informations. ndax à la base lu baax newu ca. waaw luy attirer ñëpp ci ne. donc am na dem semaine bële maa ngi doon def benn séminaire ak ay journalistes pour wan leen jafe-jafe fake news yi mais lu ñu remarqué mooy am na lu toll ci $235 millions yoo xam ni milliards de dollars yoo xam ni fake news yi ñoo koy génne ci àdduna bi donc loolu day wane ni ñun. duñ dara par rapport ak ñeneen ñi problème yi ñuy wax maanaam ci wàllu koom-koom ci wàllu koom-koom ak problème ñun duñ ci dara dañoo tuuti Sénégal dafa tuuti par rapport ak yeneen dëkk yi ñoo xam ñu nekk États-Unis ñu ngi ci beneen débat yoo xam ne dafa gën a compliqué ci réseaux sociaux yi parce que foofu naxaate bi moo fa ëpp dafa am ay sites yoo xam ne sax dañ leen créer simplement pour ñu joxe ay fausses informations léegi nag nit ki noo mën a comporter woo ci fausse information bi mooy li may wax mooy d'abord am nay technique yu lay may pour nga vérifier mais ñëpp jànguñu école moo tax ma ne ku jàngul école nag la moindre des choses mooy nga am sa xel nga mën a xalaat nga ne est-ce que lii dëgg la wala buñ la ko yónnee nga jéem ko yónnee keneen ku xam nga laaj ko est-ce que lii dëgg la waaw wala déet parce que dañuy monter ay vidéo di def ay information yoo xam ne ma wax dëgg fa yàlla bu ñuy wax terrorisme sax tey moo tax Facebook gën a sonn parce que ñii di def terrorisme ci réseaux sociaux la ñuy jël créer seen groupe wala créer seen page def la dugal sa bopp yoo xam ne du dëgg pour yow nga dem nga nekk ci beneen monde wala nga nekk sa jihaad yeeg affaire yooyu moo tax léegi sécurité bi dafa doy waar réseaux sociaux yi daal lëmbal nañu réew mi mais nañ ko jàppee si bon côté rek te nag ñi mel ni Eva tam jaay rek lañ ciy def de damay defar tey sama lu ma neex toog jaay loolu moo ko tax a jóg réellement mais réseaux sociaux yi ñaata groupe de presse la defar parce que seetlu naa léegi ku jóg rek créer sa groupe de presse groupe de presse bu ne site internet lay da ngay def nànk groupe de presse dafa am waaw groupe de presse mooy maison waaw loolu mënoo jóg rek créer ko noonu c'est-à-dire boo mënee créer site web waaw d'accord mais dañuy gis koo xam ne par exemple xam nga tey ji mën nga ubbi sa site internet ndoyebane.com waaw sa liberté la Ndoyebane rajo sa liberté la xala Ndoyebane rajo Ndoyebane YouTube yooyu yëpp soo ko boolee day nekk benn groupe de presse ñii nekk ci YouTube ba di liggéey ñii nekk ci rajo ba di liggéey ñii nekk ci site internet ba di liggéey soo xoolee li ci commencé ji ba ci Ndoyebane ba ci caméra bu namaan bi ci gën a tuuti amul ci kenn ku am benn formation mais est-ce que voilà soo demee ci màggal yi soo demal ci màggal yi ak ci gàmmu yi ba ña yore communication bi tegal la ñaata groupe de presse ñoo ñëw couvrir su la wanee liste ba la fa nekk ci groupe de presse nekkul sax États-Unis demal ci màggalee gàmmu yi soo ci génnee journaliste yi loolu benn question waaw boo ci tonto tey Eva toog bëgg a dem ci YouTube bi ne dafay def rajo wala dafay def kiom day ñëw rek kon connecté ubbi rajo amul benn charte buñ lay teg Eva charte bi mooy nga respecté charte gis nga Eva ubbi laajal Basile mii man mii mu ngoon mën naa laa ubbil rajo ci internet man Ndoyebane mii ngay gis c'est tellement facile. Oui, mais facilité boobu noonu aussi. moom moo rimé ak la responsabilité. C'est ça, je pense qu'aujourd'hui on est dans un pays où on a la liberté d'expression. man dama bëgg liberté d'expression. mais tamit dama bëgg responsabilité. lan ngay su ma la doon wax luy liberté d'expression. liberté d'expression mooy nga am sa benn plateforme wala nga am sa sañ-sañ wax lu nekk sa xol. wax li nga xalaat waxtaan ci benn sujet te doo gaañ kenn si man loolu mooy liberté d'expression. su demee nag ba gaañaate di ci am. bu nekkee nag dem nga ba gaañaate daan ci am jëla sa responsabilité. responsabilité mooy tey Eva bu jógee. ne dama ubbi sama chaîne YouTube. képp koo si joxoñ bu la porter plainte demal ak moom nangul ba mu jeex. très bien loolu mooy responsabilité. su fekkee nekkul ci réew mi nag. mais fii boo nekkee alak jag sax njëli la. waaw dañ lay seeti gis ñoo xam ne ñu ngi woon saaga fii réew mi anañu. ka njëliwu leen. mu ngi noonu. fu mu toll nii amul léegi lan moo ci responsabilité. ña nekk extérieur sama xel doy baal ak lan la mënta bloqué.
dafay dem ci Kadia Diallo Londres ñu ngi koy nuyu ndax ñoom ñëpp itam Kadia Diallo bu sunu yaay Kinelo mi ngi ñuy seetaan ñu ngi koy nuyu bu baax. ayca lan la état mën a bloqué ak lu mu mënta bloqué. état ñëpp la fi nekkal mais le problème bu ñuy gën di gis fii au Sénégal mooy lu ñuy wax prolifération rek plateforme yi tey par exemple tey état bi amagul moyens yi nga xam ne war na mën a tere nit ki pour du créer site web. yaa ngi dégg mais état am na ay loi loi bi mooy bu la neexee nga créer mais lépp loo ciy bind ak loo ciy wax yow sa responsabilité yow a parce que boo ci amee problème boobaa rek ci la état di intervenir ci lay wax Ndoye Bane saaga nañ la Ndoye Bane dem na porter plainte kooku ci la boobaa ci la état di ñëw wax ci yow mais état mënul tere nit ki mu wax lu mu bëgg parce que on est libre nit ki mën na jóg créer sitam créer ay kiyam yu ko neex mais bu demee nag ba offense am fa wala problème am fa jafe-jafe ñëw donc loolu moo nekk si problématique depuis le début même si réseaux sociaux yeeg même aux États-Unis ils ont ce genre de problème pour ñu mën a réguler. c'est la régulation qui est un peu compliquée. mais est-ce que dañu am problème parce que damay dégg site internet xaw ma ndax changé na ak léegi. may dégg ñu naan bon soo amee nom de domaine ba pare serveur site internet Sénégal yi ci bari nekkul Sénégal léegi loolu nu mu demee noonu ba seen serveur yi mënul nekk fii ci réew mi. ah mais c'est problème de sécurité la rek ku nekk xam nga dafa ne da nga mel ni nga tabax sa kër fii nga xam ne amul sécurité nga dem uti gardien indi ko tegal ma ko. léegi yow boo créé sa site bi fii site bi rek mooy tur bi. serveur yi mooy li koy doxal. li koy doxal nag bu la wóoroon ni ñi nekk Sénégal mënuñ ko téye yow nga dem bitim réew moo la gënal parce que foofu nga gën a am sécurité. mais nag loolu moo tax may wax tey jii sax ñi nga xam ñoom ñuy liggéey ci wàllum hébergement au Sénégal dañu war a gën a jàppale pour ñu gën a def lu ñuy wax patriotisme numérique boobu noonu ñu gën a xam ne lii suñu réew la parce que tey tamit boo jëlee say données yóbbu ko ci fële. bu réeree yaay perte. muy États-Unis muy France muy feneen mais boo xoolee tey. site yi fu nekk ñëpp ñu ngi France. ñu ci bari li ñuy nekk parce que ñoom loolu lañu yaakaar ni peut-être gisuñu tamit lu leen gënal. Sénégal moo tax ñu bàyyi ko fi mais Sénégal am ñu koy def. kon su serveur bi nekkee à l'extérieur fii nii état bi mënu ko tëj. bon loolu nag sama xalaat sama xam-xam yéegu foofu. mais c'est difficile pour un état pour mu contrôler un site web mais mën na tere quand même site bi bañ a génn Sénégal. waaw. très bien maanaam ñun ñu bañ ci jot. waaw mën na def loolu mais boo ko defee aussi am na ay techniques yoo xam ni nit dañ koy jël. di détourner parce que tey am na site yoo xam ne dañuy def ay pare-feu boo si bëggee dugg maanaam ay genre barrage boo si bëggee dugg doo si mun dugg mais boo jëlee li ñuy wax ay VPN. ay genre xaw ma naka laa koy expliquer ci wolof. ay genre yoon la yoo xam ne dañ ko sécuriser. tey mun naa nekk fii di xool site Sénégal. sama adresse IP. maanaam sama turu entre kii bi machine bi. ma def ko États-Unis IP mooy tey bu ñu la dee recherché. li ñuy topp ba ñëw ak IP mooy sama turu ordinateur parce que machine boo gis am na IP am. très bien donc boo duggee ak IP bi am na VPN loo xam ne day changer. sa IP. comme bu nekkee 1 2 3 mu defal la ko 7 8 9 10. très bien léegi yow tu es aux États-Unis tu regardes au Sénégal mais tu n'es pas en réalité aux États-Unis tu es au Sénégal. waaw dina gis ku ne j'habite à Londres je suis à Toulouse fekk ma nga marché Tilène. exactement benn question Basile balaa ñuy tàggatoo ak yow. da ngay xëy tey ku mel ni Eva Tra mun na xëy am frasque bu mag bu nekk ci internet yëf bi convenir ko. est-ce que yomb na loolu ñu dem extraire ñu dem dindiwaat la nga xam ne def na le monde entier ba ñu ne image bi nekkatul sur le net. c'est facile ça. c'est difficile. c'est difficile. c'est difficile c'est difficile parce que xam nga lu tax. lu tax tey bon j'ai eu beaucoup d'expérience par rapport à ça parce que am na ñu bëri ñoo xam ne ñu ñëw ci man am ay problème mu frasque. yu grave yoo xam ne dañoo waxtaan ak nit ñu wane seen cër yeeg ñu am seen. waaw ñu dugal ko ci Facebook bi. Facebook nangul lool ñun on a la possibilité wax Facebook pour mu dindi ko mais le temps ba mu koy dindi. dafa yéex te mën na jël peut-être ay 3 heures wala 4 heures de temps mais internet même 2 secondes c'est beaucoup. parce que secondes yooyu ngay xeeb. def na le keneen monde ku ko jël. partagé jox ko keneen wala mu garder ko. léegi yooyu rek ci kenn mënu ko dab. léegi nag. photo yi nekk ci Facebook wala vidéo yi nekk ci Facebook mën nañ ko dindi amul problème mën nañ ko dindi mënatul nekk ci plateforme bi. bu nekk sa YouTube tamit mën nañ ko dindi. mais l'autre problème mooy nit mën na ko garder ci boppam. capture. loolu mooy problème loolu mooy sama question ndax. loolu sax dana yàqu. frasque yi mën na dañ parce que tey YouTube yëpp dañ koy dindi muy YouTube yeeg muy Instagram bi leneen boo defee demande bi dañ koy dindi
mais le problème nekkul ci plateforme yooyu noonu problème bi mooy nit ku ko denc parce que ki ko enregistré ci ordinateur à un événement boo xam ne benn gain moo ko def benn nit ñu dimbale ko ba lépp dañ ndekete saa waajooyu dafa amoon vidéo moom moo ko moomoon moom moo ko yoroon ci boppam tu comprends maintenant bu mu toogee 2 ans encore waaw mu ñëwaat indiwaat vidéo boobu noonu te bi yoon da ko jaarale ci WhatsApp waaw jaxase ko noonu mais heureusement léegi sénégalais am nañu benn intelligence boo xam ne bu ñu gisatee ay vidéo yoo xam ne taxut a demee noonu automatiquement lañ koy dindi parce que leen lu ñu xamul mooy dafa am technique boo xam ne léegi ñu bëri moom la ñuy jël di ko def ci WhatsApp bi parce que ñëpp WhatsApp la ñuy utiliser mooy ñu envoyé la ay vous avez ay xawma lan kii mu ngi def benn genre tombola wala boo cliquer fii di nga am ay billets yi jaayeek wala yi gagné affaire yooyu sans genre jeu vidéo jeu yooyu ñu leen di envoyé par WhatsApp yooyu il faut même pas essayer ngeen di si cliquer parce que damay gis ni kenn saxarit moom nañu ko envoyé mu transféré la ko naan ay kii structure bi mu ngi may ay billets d'avion kii mu ngi joxe lii mu ngi joxe laa affaire yooyu yëpp ay genre phishing la yoo xam ne mooy technique yoo xam ne yow boo ci cliquer dañuy jël say données denc ko def seen base de données bu baax parce que tey dañuy dugg sa WhatsApp dañuy récupérer sa numéro yëpp ñoom seen parce que xam nga ni tey luy jaay mooy base de données tey boo amee 1 million de numéro téléphone yoo xam ne yaa ko moomal sa bopp mais boo ko jaayee nga nekk millionnaire dëgg la loolu nit yi xamul donc li ñuy xeeb di naan ay man sama numéro nii naa il faut que ñuy contrôler seen information yi ñuy joxe xam ñan la ñuy waxal ci WhatsApp bi parce que tey da ngay jékki-jékki nit ne la envoyé la benn kii wala dugal la ci benn groupe yeeg affaire yooyu noonu wàññi leen seen présence ci groupe yi ñu wàññi suñu présence ci groupe yi te groupe boo fa nekkee ci man nekkul ci chaque jour nga joxe benn information chaque jour benn groupe dafa war a am yoon administrateur dafa war a nekk ñu ko publier loo xam ne du yoon ñu ne la boo ko publiaatee ñu génne la fi noonu la war a doxee mais fii da ngay toog même bon c'est vrai que c'est une façon de communiquer parce qu'il y a des familles yoo xam ne yëpp am nañu ay groupe mais da ngay yeewu gis sa téléphone bi yëpp fees ak ay messages ça gêne ñi nga xam ne dañuy mu sax planté sa téléphone exactement donc yooyu yëpp c'est des la fukki photo planté nañ sa téléphone boo répondre ñu ne la da ngay la doo wax waaw doo wax et autre chose dañ lay gis en ligne xamuñu ndax yaa ngi liggéey wala ñu ne moo ne maa ngi wax ak moom faale ma parce qu'il est en ligne mën nga di nelaw moo ne da ngay te yaa ngi nekk en ligne man damay nelaw sama téléphone connecté toute la journée toute la nuit su ma yeewoo ma gis ay messages ne ma je suis en ligne mais tu ne réponds pas ma ne que non je suis pas en ligne je dormais malheureusement il faut que ñu mel ni Eva ñu xam loolu éducation moo ci base gis nga nit ki nu ñu defee éducation de base noonu dañu war a am culture numérique maanaam ñu am éducation am classe si wàllu utilisation internet loolu dafa baax classe bi nag mooy nekkul parce que da ngay solo mu rafet noonu nga war a comporter tamit xamee àdduna exactement que muy yow muy man tey jii boo xoolee bugguñu tey ñu tapé sa tur teg fa ay photo yu ñaaw loolu ay liggéey la tey looy baan buggul bu ñu ko bu duggee si net bi ñu gis ay photo yu am moo tax ñun ñi sax nga xam ne ñoo nekk exposé nekk si net bi dañuy am yoo xam ne dañ ko war a jàng maanaam lu ñuy wax la e-réputation il faut que ngay bañ nit di jël say photo di ko dugal yow tamit ngay boo naree da nga bu nekkee ne mënoo bañ a dugal photo que mu nekk ay photo yoo xam ne c'est travaillé ñu ko tapé sa tur Eva gis ay photo yu normal yoo xam ni voilà yow dañuy parce que sat bi dafa la war a topp ba si net internet bi da nga si war a net ba sa yaram nu nga netee noonu nga war a netee si internet bi donc man j'insiste beaucoup maanaam léeg-léeg soo cliquer ci page yu nit di nga am un peu sur sa personnalité non la taille dara man sama entreprise mooy su may recruter xooluma CV xooluma leneen Facebook da laa jëm wala Twitter ba xool lan lay liggéey dama naan est-ce que yow tu es bien sur Facebook ak Twitter nga ne ma waaw ma ne ok qu'est-ce qu'il faut ma dem xool seet li ngay liggéey ak tout déjà loolu su ma ko xoolee rek mën naa la ne ñëwal liggéey ak man parce que ñun réseaux sociaux la ñuy liggéeyal donc quand tu es là à montrer des photos ak wax yow xamante ni kii man cette personne là mënuñu ànd ma nekk moom wala c'est professionnel oui ou non donc lépp loo xam ne sax nit da koy publier da ko war a calculer peut-être ñun ay journalistes la ñu am mënuñu wax ci yu bari mais boo xoolee Facebook mën nga toog benn jour nga publier sax benn nga ba mais publier yoo xam ne amul sens à la fin day na ba soof ñi nga xamee sax ñoom ñoo lay topp te duñ la ko wax tu vois parce que li ngay publier peut-être du nekk lu intéressant mooy waral nga jékki-jékki nekkoon 500 wàcc 200 wàcc 100 wàcc 30 wàcc 10 mais chacun est libre de dire ce qu'il a envie de dire sur les réseaux sociaux mais dañuy bàyyi xel ni que am nañu aussi benn visage mu nit ñi ñuy xoolee quoi donc il faut ñu garder image boobu noonu ci réseaux sociaux yi wàññi wax ji wàññi yenn actes yi nga xam ne du jaarul yoon te
bu ñu defee parce que aussi leneen problème mooy Facebook dafa may ñoo xam ne du ñuy expert xamuñu dara nekk expert nga gis ku xam ku xamul. te Sénégal maag ñëpp a yem tey ñun ñëpp ay expert lañu ne en quelque chose. erreur bi mooy par exemple tey boo amee benn information ci Eva kenn muy jógee fële xamul la xamaanu la. wax la loo xam ne yow du la neex. c'est parce que tu t'es exposé te kooku noonu di wax lu ko neex peut-être xamul la yow mais plateforme bi moo ko permettre mu def loolu. mais boo ne ko mayee boo ne ko mayee ñu def ko mais boo ne ko mayee duñ ko def. parce que sa mur la yaa ko moom sa kër la. tey ku ma saaga sama Facebook du ma la répondre damay xool yow la kan dama wari sa numéro jël sa téléphone wala na lu tax nga may saaga. parce que j'ai pas le temps de discuter ak yow ci Facebook bi xamoon naa ne bu nekkoon face ak man doo ma saaga. loolu yëpp ay culture la loolu yëpp ci wàllum rafetal la mais buñ la saaga nga jël sa kii bi saaga tu deviens quelque comme genre exactement mais nit ku la saaga te jot amul même boo ko xamulee sax envoyé ko benn DM ci suuf nga nekk ko mais lu tax nga may saaga affaire yooyu wax ak moom normal nit doful. très bien nit boo ko waxee rek day comprendre. waaw voilà dinaa gis ñoo xam ne boo leen waxee dara Facebook li ñuy njëkk def mooy jox ma sa numéro téléphone bu ko defee ngeen wax. comme li ngay wax ni wax bu xaw a doy waar nit ki day am fula ne la jox ma sa téléphone boo paree ma woo la ngeen conclure ci loolu wax man moom dama la gendarmerie lañ koy réglé awma lu may wax gendarme lan man nga soo ma saaga non man du ma ko awma lu may wax ak yow dañuy dem gendarmerie man c'est que man xala man xala wuyu ma Eva man xam nga ça me fait plaisir nit saaga ma dem gendarmerie ñu porté ko plainte léegi lii lu ñu xola waaw déglu ma ñu jàpp ko ma toog mu toog waaw ma posé ko question lan ma et ça te soulage voilà man loolu moo may soulagé li may soulagé mooy ki may saaga ma dem gendarmerie jàpp ko teg ko ma toog laaj ko yow lan nga joteeg man ba may saaga man loolu moom man loolu moo may neex Mariane Dramé nee na kontaan na ci yow man gendarmerie rek ma jeexal ak benn moom aussi nga am def fa ñaari fan parce que tey xam naa ne gis ngeen un peu changement bu ñu am ci Facebook léegi ci par rapport ak yenn excès yi en ñuy wax léegi loo waxati rek na nga xam lu ngay wax parce que boo waxee lu ëpp nit ñi dañuy capturer say commentaires te mën na la yóbbu police mën na la indi problème donc yooyu nañ ci yàlla musal Facebook ba nga ma ubbiloon 2011 alors Basile ñu ngi lay féliciter voilà ñu ngi kontaan lool et waroon ngeen di ñëw tous les jours am na ku ne waroon nga di ñëw tous les jours ba émission bi ba thème bi jeex ça aussi dinañ ko xool parce que nee na jàng na ci lu bari keneen mi ngi France nee na ay waay tax ngeen bàyyi naa waxtaanu WhatsApp dinaa ci liggéey jërë ngeen jëf Eva Tra bisous kon demal nga liggéey alors kii nee na ay waay WhatsApp lu ma gën a naqari ci àdduna WhatsApp la ma dalee woon su ma la waxoon borom doo ko gëm j'espère que du man. très bien. c'est que Eva Basile yàlla moo mën. dëgg dafa ñu utal làmmañ ñuy waxta duñ fay dara. tubaab bi ñëw créé loo xam ne dañuy wax mu ñuy fayeeku. xam nga WhatsApp c'est pas gratuit soo amul crédit soo waxee du dem. maanaam yàlla da la wutal laa ñi la waxal te doo fay dara. waaw tubaab bi nit ñëw créer dara. di leen waxloo par force. te pare ngeen koy fay mu xam ne nag Sénégal ay waxkat rek a fa ne mu dugal fa WhatsApp dañuy xëy di wax ba tëdd jot ñu yeewu di wax am na ñoo xam ne bala ñëw sëlmu ñu ngi commencé wax ci WhatsApp bi. et puis groupe yi bari yi naan diw antenne na bàyyi leen ko mu wax. waaw antenne na rek groupe yi bari yi. ku ko moytul comme ni ko Basi waxee. groupe yi bari yi ku ko moytul par exemple nee naa la heure bi daaw am na benn femme boo xam ne amoon na benn audio 27 minutes am bu doon circuler. lan moo tax audio bi doon circuler ci groupe bu fameem la bokk fameem. ñu bokkal nday ak baay ñu bokkal baay ay ndijaayam ay tantaam ay bàjjanam ñoo bokk ca groupe ba. moom mu juum comme nit dafa juum. audio ba dugg ca groupe bu famille ba su noon famille bu sincère audio ba du génn groupe ba. mais problème bi mooy sincérité moo amul. groupe yëpp naa wax amul sincérité amul maanaam dëgg seen kii bi dëgguwul la ñuy waxante ci seen biir muy groupe bu jigéen ñeeg muy groupe bu góor ñeeg muy groupe yëpp. ku ci deful attention la nga wax ca mbedd ma nga koy fekk beneen booy dama ko fàtte interpellé ci groupe yi nga xam ne ñoo nekk ci Facebook bi groupe bu jigéen ñi groupe bu góor ñi groupe bu góor jigéen ñi groupe bu lépp bi ci biir Facebook bi moom mii ba ma góor jigéen ba wooyee dama doxaan ay jamono moom mii bii la ñuy tëjee moom non c'est vrai bii la ñuy tëjee góor jigéen bee ma woo dama doxaan moom mi moo ko fekke
moo ko enregistré. moom tam dégg naa dox na ay mbiram. non samay mbir man maa doon dox man maa doon doxi moom doxul moom doxul moom danañ toog ci bureau yor ordinateur man maa daan dem doxi samay affaire defi samay reportage ñoo jox ko madame Basile attends soo déggee ñu ne dox bi c'est wàllu liggéey non maa koy nuyu parce que xam naa mu ngi may sant non xam nga madame Basile dañ koy sant ko gërëm ndax xam naa ni defar na sama waaj bu baax non madame Basile non dafa c'est comme ça il faut encourager les dames moom keroog gis naa ko ci buuba mu def un potin un clin d'œil à sa dame man ni c'est encourageant yooyu ngeen war di def xam nga jigéen góor ñi ñoo war a aussi jàppale jigéen ñi c'est-à-dire góor bu jonge tamit dafa war a am nit yi dañ koy fàtte mais góor da nga war a teral sa jabar maa ngi lay nuyu bonne manière jolie façon voilà c'est ça très bien kon bokk jigéen ñi revendiquer leen ko lii yëpp nag ci waxtaanu réseau ci waxtaan ci réseau mi ngi noonu defal FaceTime mais nag non je suis bien arrivé mais tu arrives à la maison un jour flux te ma bëri liggéey arrêtez ça mais nag réseaux sociaux yi tas na sëy yëpp mais nag du ci réseaux sociaux yi ngay wane sa sëy mu neex non pas du ci réseaux sociaux yi ngay wane sa jonge du sa réseaux sociaux yi ngay wane c'est ça lu may wax mooy chaque fois wax ko waaw boo jëlee sa vie privée dëgg la nga def ko ci réseaux sociaux yi réseaux sociaux yi ñoom ñooy tas sa vie wallaay dëgg la donc nit ki war nga mën a xam fan la sa vie privée yëpp waaw léegi waaw man nag fi may tëjee loolu la bu gars yi dematee seen bureau madame nañ la defal FaceTime noonu la alors je suis bien arrivé clin d'œil je t'embrasse yooyu day defar statut di defante góor bu ko ci def sa jabar statut ko di defante wujju ma yooyu kenn ko enregistré dañ koy statut kenn ko enregistré yow kenn waxu la ñu enregistré est-ce que di nga ko def yow man nag li ma koy def bariwul di nga ko def man li ma koy def xaw ma ndax Mia dina ko mais Mia dugg na fi tey kontaan je ne sais pas qu'est-ce qui se passe Abdoul Aziz Fall aussi gis naa ko moom club Wareef laa ko boole Djili merci à toi ñoom Babacar ñoom am ñoom ñëpp machallah duñu lim ndax duñu pare ñu ngi leen di nuyu di leen remercier di nuyu itam soxna Yatte Ba mi nga xam ni moom machallah mooy xarit itam ba tey ci Wareef di xarit ak yaay ci Evatra xaritu ajaratu Kinelo mu suñu papa Cheikh Tidiane Sy mi nga xam ne nekkoon na fi ministre de la justice kon boog soxna Yatte maman Yatte on t'embrasse très très fort di nuyu ba tey professeur Cheikh Amidou Tall machallah papay Dorine Tall kooku itam du jug ci duñu ñaanal ak sunu kilifa yëpp yi nga xam ne lépp loo xam ne rek Basile ñu ngi koy wax ñu ngi toog lu ñu seetaan di seggi bii bu ko waxateeg waxal lii defal ni ñun loolu rek la ñu soxla ndax ndaw la ñu exactement parce que xam ne télé moo xaw a doy waar parce que télé boo fi toogee am na ki nga xam ne moo la ëpp xalaat moo la ëpp xam-xam toog di la déglu vrai donc loolu yëpp si ay mbir yoo xam ni si wàllum communication la bokk donc ñu ngi leen di remercier parce que nit ki toog di listaan rek dafa neex ci xol. c'est vrai donc on remercie tout le monde. di soññ nag xale yi. bu baax ngir ñu gën a def attention. bëgg naa nag ngeen def sax benn thématique boo xam ne war ngeen ko mën a gëstu tuuti ci réseau social boobu ñuy wax TikTok. ça c'est important. di nga ñëw lundi wax ko fii ñëpp dégg la. ma këf invitation TikTok la jeudi rek. kon ba voilà non parce que yooyu rek da ciy baax pour ñi nga xam ne ñoo nekk fii. ñu xam naka lañ koy jëfandikoo. ak lan mooy waaw lan yëf bi di ma yóbbu c'est ça Basile. mais aussi il faut savoir que c'est un réseau social boo xam ne ndaw yi ñoo ko moom. ndaw yi ñoo ko moom. léeg-léeg nga gis maire buy def TikTok. mënut a ñàkk mais ndaw yi ñoo ko moom waaw parce que c'est un réseau social boo xam ne loolu laay wax chaque fois nee naa suñuy doom du ñu fekkee Facebook du ñu fekkee Twitter. TikTok la ñuy fekk ak yeneen réseaux sociaux yoo xam ne kon yii yëpp day dem. jamonoy Viber. mais xoolal Viber. anamu dem na. Facebook moo fi ne ñu di wax Facebook léegi TikTok moo fi TikTok xale yi dem Skype bon dem na mais mi ngi fi ba léegi mais kay utiliser ko tu vois donc ñun suñuy doom bu am 5 ans moom bu màggee du xamante ay Facebook boo ko nee man sama yaay si Facebook laa ko xam ne day reetaan. très bien kon relation yi ñu xam itam ci Facebook ñu rafetal ko ne bés dana am Facebook dootul am ñu ngi remercier bu baax a baax bijouterie Rotonde Aruna merci beaucoup kontaan nañu ci ñoom Khady kontaan ci ñoom madame Faye numéro Rotonde nag ma nga nekk 78 152 25 37 78 152 25 37 di remercier itam Penda Asta Mode ñoom ñi ngi nekk ci 70 781
35 08 70 781 35 08 alors 77 bi 648 56 kooku sunu coiffeuse moo ko moom ñu ngi koy ñaanal kendal ak jàmm merci à toi Basile. Ndoye Bane lan ngay tàggatoo. ci Skype la ma jàppee woon xam naa ne war nañoo wax nag. virus ndoxaan li virus la ndoxaan gi ci réseaux sociaux yi. ndoxaan gi dañ ko bàyyi di leen ko cof mooy dëgg gi. ndoxaan gi ci réseaux sociaux yi suba mooy waxtaan bi. mi ngi am na solo mi ngi toj kër yi ñun ñëpp jàpp nañ ñu ci. waaw jàpp nañ ma yow virus jàpp nañ ma ci. parce que soo demee jàpp nañ ñu bari jàpp Babacar Bey jàpp nañ kuy jàpp ñal Eva ku jub nga très bien man damaa tuub léegi rek waaye jàpp nañ ma ci ba taay mo réseaux sociaux yi mel lay jàpp ngay wax ak benn xale bu jigéen doo xam ne boo bëgg a ñaareel merci xool yéen da ngeen a fiir ak xool suñu téléphone yi nga xam ne ay réseau rek a ci nekk ngeen koy bëgg a xool luñ ku ñuy wax ak ko dul waxa waxtaane leen loolu réseaux sociaux yaa ngi toj très bien kon suba nag rendez-vous bi mbokk yi ci biir émission Wareef loolu la li ci réseaux sociaux yi waaw duma man façon ndoxaan gi ci réseaux sociaux yi bëgguma ko xam waaw doo ko wax très bien ñu ngi nuyu bu baax a baax turandoowu Ndeye Mandela ak borom këram ña nga Mermoz macha allah ñu kontaan loolu ci am leen ci sunu cercle d'amis Mandela aj yaa moom nuyoo bi waaye nuyul ma ko sa turandoo bu baax a baax ak borom këram ca Mermoz di leen jox rendez-vous remercier Mia Ndour mi nga xam ne suba teel bu nekk moom itam dafay sawar pour ñëw def wareef quoi qu'il arrive yal na nu yàlla may fan yu gudd macha allah saxal ñu ci def lu baax parce que élégance fa la nekk te élégance moo gën inélégance loo xam ne boo ko defee buñ ko nettalee ñëpp jàpp ko na doon lu rafet macha allah jox nañ leen rendez-vous suba incha allah gën a yaatal waxtaan bi préparé wu leen ngeen woote ndax xam naa ne suba itam Ndoye Bane dinañu yekkal mbir yu tàng jër sur la table moom gannaaw jàppoon nañ ko waaye ay càmmiñu Eva Tra ñu baax rek lañu. man sama càmmiñ zéro macha allah à demain incha allah Oustaz Dieye